leen di nuyu di leen ziar mbokk taalibe yi mbokk jullit yi seen soppe seen xarit soxna Amy Saliou may jiital ci nuyoo bi suñu xalifa sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ko wér noonu tamit ma koy ñaanal mboolem xalifa généraux bu nekk ci biir réew di ko ñaanal jullit yépp nag di leen ziar bu wér nag di am mbégte contentement saa su ne rek teew fii si seen rajo Darmanko FM muy rajo askan bi rajo boo xam ne population bi moo ko yittee la tey nag ñu indi émission bu bees tax nag muy jotaayu ado ñu ci fas yéene waxtaanee crise des valeurs envers les ados ma ci ànd ak sama invité yu yaa ngi yi nga xam ne mooy Fatima Zahra Faye ak Sophia Kébé ñu fas yéene waxtaanee crise des valeurs envers les ados muy émission boo xam ne thème bu am solo la thème boo xam ne lëmbe na àdduna kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu safoo saa su ne rek muy auditeur ak auditrice rajo Darmanko FM rek ngeen bàyyi ñu xel ci kanam tuuti ñu commencé waxtaan bi. comme ni ma ko waxee léegi maa ngi ciy ànd ak sama xarit yi ma indi leen fii tey invité leen ci Darmanko FM rajo askan bi ñàkk ko déglu wóorut ngeen ànd ci soxna Amy Saliou ñu waxtaanee crise des valeurs envers les ados Fatima Zahra lay ànd ci côté bi beneen côté bi ma ànd ceeg Sophia Kébé muy ñu xarañ macha allah di kontaan lool ci dalal bi ma leen dalal nag di leen wax ngeen accès jàmm ci rajo Darmanko FM di leen bàyyi rek ngeen dugg présenté wu. Sophie ñu ngi lay jox kàddu bi di rafetlu sa ñëw tey fii sa rajo Darmanko FM rajo askan wi di la bàyyi rek nga dugg présenté wu wax ak askan wi lay déglu. waaw jërëjëf soxna Amy ñoo ngi ziar ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nii bépp auditeur ak auditrice bu nekk fii ci diwaanu Touba ak li ko wër Mbàkke di déglu li nga xamante ne si moom mooy Darmanko FM la rajo qui est au service de son peuple rajo askan wi di nuyu ñëpp nag di géetal ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool Mbàkke te ànd ak wér mais di nuyu tamit kilifa diine yax kilifa aada yëpp mais di potoxlu di jaar fi nga xamante ne si moom mooy ci prison bi ñaanal ñi nga xamante ne si ñoom la caabi féete ginnaaw caabi féetal leen kanam bañ mën a génn dellu ci seen activité mais tamit duñu fàtte malade yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi di leen ñaan yàlla fëgg seen bopp en même temps di ñaanaale mbas mi nga xamante ne si Amy moom moo dugg ci àdduna bi lëmbe ko di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ci tawfeex ak taychir bañ toog di ko nettali mais tamit di nuyu ñëpp di ziar képp koo xamante ne si rek yaa ngi muy reconnaître à travers Darmanko FM di ziar ñëpp di nuyu ñëpp mais Amy tamit di am kontaan ak mbégte di participer ci émission bi comme invité en espérant que ne lépp lu ñu fi wax rek incha allah dina nekk njëriñ askan bi Amy. Sophia kàddu yi am na solo macha allah di la wax rek allahumma amin di ñaan suñu borom rek comme ni nga ko waxee rek mu saafara ko ci nem gën a gaawe mbas mi nga xam ne lëmbee na àdduna bi kontaan nañ lool ci teewaay bi fii macha allah kon Zahra ñu ngi lay nuyu di la dalal yow tamit di la bàyyi rek nga dugg présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Amy Saliou ñoo ngi lay fay bu baax a baax ñuy kontaan tamit di rafetlu bu baax invitation bi ngeen ñu invité. di nuyu auditeur ak auditrice yi nga xamante ne chaque instant ñoo ngi safoo rajo Darmanko FM di rajo askan bi di la nuyu yow di nuyu suñu invité tamit suñu mbokki invité soxna Sophia ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di rafetlu bu baax tamit ci dalal bi ngeen ñu dalal di ziar ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi teewlu ci jamono yi ñu nekk jaa ngeen jëf. laakaat bi am na solo lool Zahra di kontaan lool sa teewaay fii tey ma fas yéene ànd ak yéen rek. waaw ñu fas yéene waxtaan lu am solo crise des valeurs envers les ados mu nekk thème boo xam ne nag lëmbee na àdduna laay wax mu ne Sénégal mais àdduna mais dañuy fas yéene ànd ak yéen ci thème bi rek li nga xam ne niñ ko mën a waxee rek ci gàttal ñu yaatal ko noonu jéem a andi cause yi jéem a andi solution yi rek comme thème de la semaine la dañ ci am luñ ci waxtaanee buñ ci duggee ba beneen semaine ñu indiwaat beneen deuxième partie bi incha allahu may ànd ak Zahra ak Sophia Kébé di kontaan lool ci ni ngeen dugg see macha allah man di ngeen fi dégg tey lu am solo ci sama invité yi nga xam ne dalal naa leen muy ay ndaanaan lool macha allah. waaw xam naa laaj bi nga xam ne maa ngi koy njëkk a laaj lépp ci ñu yaatal waxtaan bi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel yéen ñi nga xam ne dam ngeen ñu yéen a ñi rajo Darmanko FM rajo askan wi ñu fas yéene waxtaanee crise des valeurs envers les ados seen émission jotaayu ado Zahra xam naa damay ubbi partie bi rek ñu waxtaanee mook Sophia crise des valeurs suñu ne crise des valeurs envers les ados lan mooy cause principale crise des valeurs. waaw soxna Amy Saliou waaw vraiment thème bi am na solo trop rawatina nag instant bi ñu toll ci jamono ji ne
crise des valeurs envers les ados. Man primo damay njëkk a ñëw ci mots yi d'abord crise en plus ado maanaam ci gàttal diggante ado ak crise lan moo mën a waral crise di am ci adolescence parce que à chaque fois ñun je me rappelle depuis ñu nekkee tout petit dañuy dégg ñuy naan crise des ados wala crise d'adolescence la wala kii bàyyi ko fi mu toll la instant bi âge bi mu toll puberté la toll affaire yooyu noonu di la utal ay excuse yu bëri ci yenn comportement yi te man foofu damay naan juste damay jégalu nag mais suñu parents yi benn instant def nañ foofu fay parce que loolu waruñu ko utal di ko utal lay pour man parce que d'abord ado lañ wax kon jeune la xale la te xale dañ koy dressé te loolu yëpp pour man ci éducation de base la war a njëkk a commencer nit ki war nga ko inculquer ay valeurs inculquer ko def ko benn éducation bu nga xamante ni ak lu mënti am ak lu mënti xew ak yëngu-yëngu jamono bu mënti am moom valeurs yi nga ko jot ko jàngal du ko mus a perdre quel soit alpha nag malgré que ay àndandoo dina am leneen dina am ci société bi lu nekk mën na dab parce que lu nekk moo ciy xew on sait jamais mais n'empêche war nga mën a garder sa yi nga xamante ne yow valeurs yi moom lañ la inculquer bu fekkente ne yow yar nañ la fiñ la war a mën a yaree ba nga xamante ne lenn warul mën a këf li ñuy wax ne këf warula yóbbaale te sama moom daf doon faral di wax naan que nit ki bu nangu mukk mu la yóbbu ci jikkoom di àndandoo nit ki mu la yóbbu ci jikkoom xanaa ci lu baax yow koy fexe koo changer mu topp sa jikko mais bul fekk nit ki lii mu nekk rek nga ne donc ci nekk par la force maanaam du ñuy wooye roy ba dàkk te loolu noonu am na valeur yoo xamante ne su fekkee ne xas na am ci yow pour man waroo mën a topp ci lenn wala ngay tireeku ci loo xamante ne dañ la ci yóbbaale ba di la ci sànq parce qu'on sait jamais te àdduna bi tolluwaay boo xamante ne dañoo war di moytandiku que ce soit muy mag muy xale rawatina nag ñi nga xamante ne ay ndaw lañ. moo tax ma ne la man crise de valeur bi dama koy njëkk a renvoyer ci éducation de base d'abord parce que éducation de base soo ko xasee ba manqué rek manqué nga lépp jeex na tàkk manqué nga lépp donc lépp foofu lay commencer dès le bas âge ndax garab dañ naan dañ koy jubbanti ba mu nekkee nga xamante ne màggagul mais doo bàyyi ba nga xamante ne màgg na nga ne da ngay jubbanti garab bi boobaa damm lay mujjee wala yow nga. ni ko Zahra waxee rek mu nekk lu am solo loo xam ne loolu moom fu mu nekkul rek dara du fa nekk tax muy lépp kon Sophia dañ lay bàyyi wit nga joxe sa contribution ci kàddu yooyu rek ñu mën a gën a yaatal débat bi. waa jërëjëf soxna Ami ñu ngi rafetlu kàddu yi nga xamante ne ci suñu naataango bi yëkkati na ko fi di ko rafetlu bu baax Zahra mais thème bi am na solo lool mais man fi may duggee rek sama introduction soxna Ami mooy damay ñëw ci mots yi maanaam bu ñu nee crise des valeurs envers les ados. Premièrement lan mooy crise soxna Ami bi ñu koy jàngal ñun dañu ne woon crise mooy loo xamante ne ci maanaam li ko engendré mooy nga accumuler ay pertes yu bari par exemple bu ñu ne crise en économie maanaam économie bi moom moo am li nga xamante ne ci moom mooy ay pertes yu bari ay chute ba tax mu dem ci crise looloo tax ñu naan crise économique léegi nag bu ñu ñëwee ci thème bi crise envers les ados man dama naan xale yi ñoom ñoo ñàkk repère mais nag avant repère bi soxna Ami lépp loo gis fondement la ci àddina fondement dafa am solo comme ni ko Zahra waxee rek éducation mooy la base de toute chose gis nga man damay duut baaraam ñi nga xamante ne ci soxna Ami mooy suñu parents yi parce que man je me dis que ne am na loo xamante ne ci boo ko defee ki sa ay doom ca ba muy ndaw su màggee dina am leneen lu muy tal lu dul nekk ci yoo xamante ne ci buñ ko ci fekkee dinañ ko ci yedd parce que man je me dis que ni bëgg sa doom teewul nga yar ko parce que bu njëkk da nga daan gis doom bu toog ne man est-ce que sama ay parents ñoo ma jur lan moo tax mu wax loolu soxna Ami mooy éducation bu diis bu tar bi nga xamante ne ci ay waajuram ñu ngi koy teg ci kawam mu di ko endurer xam nga di ko muñ ba à la fin moom attanatu ko mu toog posé wu la question à savoir que ni est-ce que man sama ay parents ñoom ñoo ma jur mais loolu doonul loo xamante ne ci daf koy xam dans l'immédiat à l'instant du ko mën a xam mais suba la koy xam bis bu demee ba li nga xamante ne ci ay parents wam forgé nañ ko ci yar ko fi ñu ko war a yare soxna Ami xale day am kersa soxna Ami xale day am lu muy rus am lu muy jomm soxna Ami xale danaan rus na maa def lii sama ay parents dama ci fekk parce que man je me dis que chaque jour nga dégg xale bu naan dama bëgg a teral sama yaay mais soxna Ami teral sa yaay ci jigéen
mi ngi njëkke ci yow nga xam sa bopp xam fi ngay teg sa tànk bu baax bu dee góor tamit la même chose kazalika ne ko noonu parce que yow mënoo ne à chaque fois dama bëgg sama yaay te yow à chaque fois yaa ngi def dans l'ombre loo xamante ne si buñ ko dévoilé woon devant tout le monde sa ay parents dee moom moo leen gënal dund soxna Ami ba tax na loolu dañ koy joxo photo parents yi la xale nga bëgg ko teewul nga yar ko soxna Ami xale dañ koy yar wax ko fi nga bokk sa yaay nii la mel sa ay maam nii lañ mel su ko defee mu am ay repères yoo xamante ne si bu ci repéré woo du def lenn loo xamante ne si ëllëg ki si biir ay parents am dañ koy yëg wala ay noonu di ko yëg di ko reye loolu lu mat a bàyyi xel la première cause ngi noonu waajur yi nañu yar xale yi encore une fois waajur yi nañu yar xale yi xale dañ koy yar bëgg sa doom du tee nga yar ko soxna Ami am na loo xamante ne si nekkul bëgg sa doom mais sànq sa doom la parce que man je me dis que ni sa doom boo ko bëggee da nga koy teg ci yoon woo xamante ne si ëllëg même bu la gisatul sax dina rusa def yenn yoo xamante ne si boo taxawoon du ko def donc loolu ci cause yi la bokk may ñaan parents yi nga xamante ne si ñoo ngi déglu Darmanko FM ñu bàyyi si xel bu baax a baax ndax bëgg sa doom. inshallah Sofia kontaan nañu lool ci kàddu yi am na solo comme fi ngeen teg baaram yéen ñaar ñëpp muy Zahra di Sofia cause bi nga xam ne moo ko waral ci parents yi la parce que yaakaar naa comme li ngeen wax xale da ko yoree danga koy yar ca ba muy ndaw ju bënte ko mais comme li ñu wax sànq rek comme crise bi di nga définir crise comme dañ daan dégg crise économique mais comme ici au Sénégal am na il y a la crise économique mais n'est pas le pur mot dont souffre le pays comme mën nañu wax ennemi numéro 1 de notre société c'est la crise des valeurs loolu mooy suñu ennemi numéro 1 de ce fait comme li ngeen wax rek li nga xam ne mooy les causes yi ko indi parents yi mais est-ce que tamit ndaw ñi da ngay jur sa doom yar ko fa nga ko war a yaree léegi mu génn ci mbedd mi sànq ko loolu lépp lu ko waral comme ni ngeen wax sànq rek ñàkk a yar mais mën nga yar ba pare boo génnee mbedd mi sànq ko pour éviter loolu tamit xale yi am na wenn comportement yu ñu war a yor xam seen tradition xam seen religion xam fi ñu bokk. foofu saa su ne yéen a ngi seen rajo Darmanko FM rajo askan wi mën ngeen ñëw wéyal di ñu déglu ci seen plateforme yi bu leen demee App Store wala Play Store ngeen télécharge rajo box bu leen demee ngeen def continent Europe ngeen dem Italie bu leen demee Italie di ngeen gis rajo Darmanko FM ngeen wéyal duñu fa déglu foofu comme niñ ko waxee rek dañuy continuer waxtaan bi ak Sofia ak Zahra comme ni ngeen ko souligné yéen ñaar ñëpp muy nekk lu am solo loolu waral na lépp ci parents yi la ñàkk éducation de base ak ñu xam seeni valeur xam seen tradition xam fi ñu bokk mais ndaw yi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy levier réew mi ñoom ñoo ko constitué comme liñ mën a wax ëllëg Sénégal mu war a émerger nekk Sénégal buñ koy séentu fu sori ak li nga xam ne Sénégal jàkkoonte na ko muy crise des valeurs est-ce que avec ça mën nañ ci génn. waaw soxna Ami dañuy ñëwaat rek di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi safoo rajo Darmanko FM waa dañuy leeralaat rek juste que ne duñu nag lépp parents yi la duñu wax lépp parents yi la mais grosse part de responsabilité bi mën nañu ñoom ñoo ko am parce que tamit xale ci ay loxo lay jaar ba muy nekk mag dëgg la nag mag ñi dañuy faral di wax naan guy dina jur xetax dëgg la parce que di nga gis ku jur doomam jur ko fa mu ko war a juree moom ci boppam di waajuram mel na mu war a mel ay waajuram mel nañu war a mel mu ñëw jàdd xam nga kon loolu dañ mën nañu dogalu yàlla la tamit àndandoo yu bon mën na ci am te tamit doon xale du tere am jom nit ki dina inculquer valeur yoo xamante ne même si mënoo respecté yëpp mais am na yoo xamante ne di nga ko bàyyi xel di nga ne ah man de lii sama askan mosu fi am wala man de lii kenn mosu ko dégg kenn mosu ko tilimal sama der kon man waruma ko def mais déedéet xale léegi waaw nañ bët amatuñu kersa li Sofia di wax te loolu lépp tamit damay ñëwaat rek ci jotaayu parents yi ak waxtaan yi parce que soxna mi duñ ci bàyyi xel bu baax de mais société bi ni muy doxee léegi ñun mag ñi ci boppam ñoo amatul kersa parce que mën naa ni ñi nekk parents xale yi ñoom ñoo bokk même génération te bu ñu toog di faral di waxtaan en général duñu bàyyi xel xale yi duñu bàyyi xel gone yi te xale dafay capter dangay gis ku nekk ci ménage nekk ak ay moroomam ci kër ñuy waxtaanee seen vie comprendre nga di waxtaanee seen lépp te duñ bàyyi xel xale yu toog te xale dafay jàpp lépp loo wax jàpp na ko te am na yoo xamante ne waxtaanu biir nekk la jorul sax nga koy waxtaanee keneen waxatuma laaj nga génn ci ëtt di ko fa wax ba xale yi di ko dégg loolu noonu daf leen di andil la plupart buñ ko capté dinañ ko jéem a essayer
comprendre nga ndax xale tamit xale kese la xamul danañ lii de naa jéem essayé ba xam lan lay joxe te fekk na yow mi waajuram wala yow mi nga xamante ni mbokkam nga wala yaa ko mag ngeen bokk biir kër gi yàq nga ko te xamoo ko parce que bàyyi woo ko xel foog nga ne kii xale la te fekk na du xale comprendre nga loolu moo waral chute yu bëri dafay am te daf lay bett mais terewul xale yi kenn xamatul ban génération lañ bokk ñun mag ñi buñ daan waxtaan je me rappelle sama maam bu daan waxtaan boo ñëwee toog mu ne la jànk nga ne kon maam mu ne la demal toog ne ba ci kanam wala man ne damay waxtaan may ma tuuti boo noppee nga ñëwaat ak ni mu la koy waxee avec la manière da ngay génn dem foo tuuti ñëwaat n'empêche doo génn ci mbedd mi di taxawaalu mais déedéet léegi xale léegi ci jotaayu mag ñi la ñuy toog buñ toogul ci jotaayu mag yi ñoo ngi ci réseaux sociaux yi avec le phénomène de la mondialisation surtout le phénomène de la mondialisation loolu moom vraiment mën naa ni cause principale bi nga xamante ni mooy gën a pervertir xale yi di leen perdre seen ay valeurs ci la bokk parce que ñun daa mi ñu waxante dëgg sonaa mi ñun buñu daan foo ay doom lañ daan foowee ay poupée di defar ay sagaru doom comprendre nga di des fois ñuy tam des fois ñuy tëb ay élastique mais non léegi xale yi ay tablette lañuy foowee ay portable di dugg ci internet bi di génne loo xamante ni yow mi seen yaay wala yow mi nga xamante ni yaay seen mag wala seen bàjjen xamoo fan lañ koy jëlee te loolu noonu yëpp daf leen di pervertir te doo ko xam am na parents yu bëri dañu jënd smartphone jox seen doom soo waxee ñu ne xale bi de portable rek la bëgg da ngay nàmp sa commencé di manipuler te au lieu que ñu jéem la installer ay yoo xamante ne c'est des jeux ludiques yoo xamante ne dina encourager sa éducation mais non dañ la bàyyi téléphone bi ngay def lu nga xamante ne c'est du n'importe quoi te ñoom duñ ci xam dara duñ sax bàyyi xel dañ naan doxiwul demul fenn mu ngi toog jàpp ñaamro te xamul lan la def ci biir téléphone loolu yëpp nag su ko xale di gis di koy jéem a appliquer da koy gën a yàq te doo ci xam dara day xëy benn jour rek mu defal la boum boo xam ne plus dañuy naan que xale mooy doon magu ëllëg te ñooy nekk avenir du réew mi comme ni ñu ko waxee nous sommes les piliers de la nation que ce soit muy suñu génération muy ñu gën a ndaw ñun ñoo war a commencer affaire bi mais déedéet duñ ko def dañuy nekk ci ay futilité loo xamante ne amaluñu benn rendement nekk ci réseau yi di clashante di waxante lu ñaaw di xool kii lii la def kële la def amatuñu benn vie sociale amatuñu ko nekk ndootuñu en famille mais non ku nekk yaa ngi xool li nga xamante ni moo ñaaw ci sa morom nga koy jéem a génne wala li nga xamal ni dégg nga ko bu doon information bu ñaaw sax nga commencé sama genre bi commencé naan ci Sofia kaa am na Soxna Ami kaa am na message yu WhatsApp yi di jàll mu ni fee Ndeyamar kaa am na fii xam nga affaire bi di dem noonu ñu koy defee nan la chaîne bi di continuer na ñeneen ñi koy def te xamuñu ñu ngi yàq vie wu jàmm te xamuñu ko ak ñi nga xamante ne ñoo ko génne moo tax on doit faire très attention avec les réseaux sociaux parce que ndaw bu bëggee développer réew ëllëg day am fu muy jaar day am pilier day am fi nga xamante ni foofu lay jàppandu am ñu muy xool am lu muy bëgg am lu muy bañ mais ndaw yi léegi defatuñu ko comme li Sofia wax rek repère amatuñu repère lu neex waaye def fu neex waaye jàll ko wax ñu la moomoo ñu te gis nga pour nga développer ëllëg dafa am comportement bu war a am boo xamante ne yow ku la gis naw la kenn du la gis ba xeeb la kenn du la gis ba yeb la kenn du la yeb sa askan te li gën a ruslu mooy nit ki ñu lay yabee sa ay mbokk di ko jaaree ci yow rawatina nag nga ne yow dangaa bëgg a nekk ëllëg lenn wala nga nekk fi kenn te fii nag lu fi waaye def ëllëg ki si biir duñ la ko fi génneel 100 ans 4 dimanche ni kii moo fi defoon lii wala yaayam moo fi defoon lii wala doomam moo fi defoon lii on sait jamais société bi di continuer affaire yi di gën a continuer di dem moo tax nag pour man ndaw ñi nga xamante ne dañoo bëgg a jàpp ci avenir u réew mi ñi nga xamante ne déjà nee na ñooy avenir bi ñu xool beneen doxalin bu dul nii ñu ko jëlee instant yi rawatina nag yu bon yeeg yu ñaaw yi nga xamante ne ñaawte fi jeunes yi ñoo ngi ko fi commencé di def te ni nag muy gën a law xëy na nag léegi phénomène réseaux sociaux yi moo tax rek muy gën a siiw mais yàgg na fi am ndax ay xale yu ndaw bu ñu demee ba capable di dugg ci ay loxoor bu dee góor ñi ñi ngi dem ci ay banditisme ñi ngi dem ci ay agression jigéen ñi góor ñi di àndandoo di jaxasoo rawatina doyatu leen nag ñu ne léegi non dañuy jël ay appartement yoo xamante ni dañ leen koy loué te ay mag ñoo leen koy loué en plus ñu fay def lu kenn xamul lan la loo xamante ni doo ko woon musa xalaat ci sa àdduna ngay jékki-jékki dégg ñu ne lii am na ci sa réew daawoo ko sax dégg ci réew mi loolu moo lay waral ni nag affaire bi mondialisation bi tamit joué na ci pacte bu rëy boo xamante ni du man du dañ de mais instant bi de tant que waxuñu ci ak jug ci jéem a trouver la racine du mal
pour ñu développer ko ak jeunesse bi nii du yomb. fi nga daanelee rek foofu lay commencer muy wàllum technologie xam nga instant bi comme ni ñu waxee rek l'avancée fulgurante des nouvelles technologies moom tamit nekk na impact boo xam ne xaw na yàq jamono bi comme ñu bëri dañuy passer seen temps ci réseaux sociaux yi ñuy gën di développer yooyu yëpp mais vu que nit yi ñoo war a toog xool kenn ku nekk nga taxaw xoolaat toog de sa rétroviseur nga xalaat yow fan nga bokk man tradition nga bokk li nga jomba def ak loo war sa def loolu nit yi ñoo ci war a bàyyi xel mais vu que ni topp nañu réseaux sociaux yi loolu tamit dina nekk loo xam ne dina yàq suñu société comme Sophie dama lay bàyyi nga intervenir ci li nga xam ne Sophia wax na ko muy wàllum technologie bi nga xam ne lu gën a yàq xale ci lañ bokk comme ni ko Zahra waxee sa parent mën na la yar nga génn ci mbedd mi yàqu wala sa téléphone sax fi nga toog mën nga fay nekk di def naka sa dund noonu. waaw comme niñ ko waxee woon sànq rek maanaam thème bi luñ ci wax rek am na lu des mais soxna Ami rafetlu nañu kàddu yi nga xamante ne si moom la Zahra yëkkati vraiment wax nga lépp vraiment conclure nga bu fi yemoon sax mu neex comme ni ko Youssou Ndour waxee mais soxna Ami posé nga vraiment question bu pertinente mais avant boobu dama lay tontu ci li nga waxoon que ni sa ay parents mën la yar nga génn mel nu la neex maanaam nga dévier jàdd sa jàddu bopp loolu day am soxna Ami parce que xam lan moo tax lan moo ko engendré soxna Ami bu njëkkoon éducation bi nga xamante ne si moom ngay recevoir venant de tes parents c'est la même éducation que tu vas recevoir venant d'autrui maanaam li nga xamante ne si valeurs yi la sa ay parents di inculquer ci biir kër gi boo génnee tamit ci mbedd mi loolu lañ lay inculquer maanaam bu la sa yaay di tere ne la xale du sàllalu mag boo ko sàllaloo ci biir kër gi mu tegaat la ci yoon boo génnoon tamit nga def ko ci mbedd mi papaay jàmbur moom mooy jóg wala yaayu jàmbur moom mooy jóg tegaat la ki yoon soxna Ami bu jaree xas ñu xas bu jaree yedd ñu yedd bu jaree punir ñu punir mais léegi ñemee toog soxna Ami tey kenn moo am sañ-sañu di dox ci mbedd dox gis doomu jàmbur muy def naka su dul noonu nga dem di ko jubbanti soxna Ami boo ko defee doo ko defati maanaam di nga ci am gàcce police sax mën na ci xaj parce que la moo tax loolu ñun dañoo complexé soxna Ami ñu dañoo moderniser suñu bopp moderniser suñu ay culture ak suñu ay valeur maanaam léegi dañoo tubaabe sama doom on le touche pas à mon enfant sama xale kenn du ko samay xale kenn du leen jubbanti man maa jur man maa am sañ-sañ jubbanti alors que bu njëkk c'était tout à fait le contraire loolu noonu amul woon bu njëkk da ngay sañ a def loo xamante ni si yow bu la ci sa parent fekkoon daf lay yedd bàyyi jàmbur moom moo la cay fekk yedd la en plus tamit daf ci recevoir ay récompense maanaam waajuru xale bi dañu jug dox li nga xamante ne si moom lañu war a dox yëgal na leen ne dégg nañ li nga def ko suñu doom ndax danga koo jàppe comme sa doom ñu ngi la kiy jaajëfal bu baax mais tey ñi ma wax ko soxna Ami en plus même sax su fekkee dañ ciy ragal ay police ak yooyu mais xale yi soxna Ami instant bi koo ci wax defee nii defee naa bu la tontoo nga ne mag a wax xam nga loolu tamit moom problème bi foofu la en plus tamit comme ni ko sama naataango bi waxee rek Zahra Faye wax na lu am solo mooy réseaux sociaux yi soxna Ami réseaux sociaux yi tas na Sénégal portable yi yàq na xale yi parce que yow bu njëkk daawoo ñemee am portable lu dul ko dangaa dem ba nekk muskalaf maanaam yow dangaa dem ba xàmmee lu baax ak lu bon mais léegi ay enfant gâté lañ koy wax ay fils à papa ay fils à maman yooyu noonu la ñuy wax su ko defee nag léegi yooyu moom mooy engendrer crise bi kenn dootul xam kii mooy kii kenn dootul xam kan mooy kan xale yi soxna Ami vulgaire nañ ci ay sol soxna Ami xale yi vulgaire nañ ci ay wax ba sax yow seen ay téléphone soxna Ami li nekk ci téléphone xale yi boo ko jëloon tey mën naa taal àddina bi waxuma la Sénégal la mais mën na taal àddina bi lan moo tax loolu léegi xale yi ñoom instant bii ñu toll bokkul ak démb léegi xale yi dañuy gaaw a am xel macha allah seen xel day gaaw a màcc macha allah léegi nag ki loolu nag la ñuy repéré wu di ki def naka su dul noonu mais man je pense que ni yàlla bu la mayee xel ngay xalaat may la wér may la kattan
xàmmee la lu baax ak lu bon yow yaa war a jël sa ay propre responsabilité ndax liñ naan juddu bu rëy ndey ak baay mais fulla ak fayda soxna Ami boroom liñ naan tamit yàlla dani def leen li ngeen mën bàyyi maag li ngeen mënul sa ay parents dañuy def li nga xamante ne si moom lañ wàccoo ak yow mais jom ji nga xamante ne si moom moo koy accompagner fulla bi nga xam ne moom moo koy accompagner soxna Ami loolu sëriñ du ko def ci yow parent du ko def ci yow xarit du ko def ci yow mbokk du ko def ci yow yow yaay taxaw ci seetu xool sa bopp xalaat sa ay parents yeddaat sa bopp soxna Ami loolu amatul léegi amatul concurrence bi yóbbee nañu musiba rivalité yi yóbbee nañu musiba te loolu mi ngi commencé yëg suñu kër yi sa yaay sa papa am ñaari soxna aawo ñaareel ñaari doom yi nekk fa nga gis sa yaay ni muy comporté woo ak sa tante concurrence bi defal lii sa doomu tante nii lay def demal fii sa doomu tante fii lay dem waxal lii solal lii concurrence bi foofu lay commencé te boo déggee soxna Ami biñ ñuy jàngal philosophiquement liñ naan li nga xamante ne si xale bi bu ko dundee ci ak ndawam daf koy topp ba baa muy nekk mag mooy li ñuy wax ce qu'on appelle refoulement mooy li nga xamante ne si da nga ko dund ci bi nga nekkee xale daf lay topp ba nga nekk mag soxna Ami yar du yuuxu du xoqatal du dóor du saaga mais yedd la xamal ko fi nga bokk xamal ko fi mu bokk xamal ko fi mu jóge xamal ko fi mu jëm dina xool ci ñi nga xamante ne si ñoom ñoo baax ca koñ ba nga naan ko xoolal ci doomu diw royal ci doomu diw mais léegi réseaux sociaux yi comme niñ ko waxee royatuñu suñu ay maam royatuñu suñu ay suñu bopp tubaab yi la ñuy roy te ñun bokkuñu ak tubaab yi kenn ku ne da nga am sa ay valeurs yoo xamante ne si des valeurs qui lui est propre kenn ku ne da nga am ay valeurs yoo xamante ne si yow yaa ko moomal sa bopp mais jëggaane soxna Ami lu jik njaag moom mooy njaag xale yi dañu am fit léegi xale yi ñeme nañ xale yi wow nañ bët xale yi ñàkk nañ kese nañ ma jégal ci kàddu gi moom daal doy na waar soxna Ami liñ ci mën a wax bari na macha allah Sofia li nga wax am na solo lool macha allah mooy jéggaane lu ñu dal lekk moo ñu ko yóbbee dañuy jël référence ci ñeneen mais buñ fekkoon dañuy jël suñu biir réew jëf leen ay modèle def leen référence am nañ fi ay soxna yu baax ay mag ñu baax ñoo xam ne buñ leen royee rek dinañ dem fu baax ñu comme ñu mel ni ay soxna Jaaratullah ay Maam Fa Wade Wela ay Cheikh Ahmadou Bamba Maam El Hadji Malick Sy yooyu yëpp buñ ci xooloon ci mag ñu baax ñooyu ñëpp dinañ xam fu ñuy teg suñu tànk ba duñ jéggaani di roy bay dàq lu ko waral yëpp loolu la ci technologie bi ñuy passé di TikTok ak nekk ci challenge yeeg yooyu yëpp mais tamit contre valeurs yi nga xam ne ay l'indiscipline ay yooyu yëpp yi nga xam ne manqué nañ ko muy xale yi boo duggee fépp da nga koy gis parce que loolu day joué ci circulation day joué ci hôpitaux yi foo dem rek di nga fa gis yooyu loolu nag ban jàngan ngeen ci am parce que nit ki nun la yaree rek boo génnee tamit noonu ngay yóbbaale ci mbedd mi. Ami doy na waar lépp kenn mënu koo wax li olof Njaay naan boo ko waxee sax da ngay mujjee nekk waxkat lépp soxna Ami kenn mënu ko wax fi ne ni bokk na ci ba sax boo duggee ci kër soxna Ami da ngay gis baay ji toogee ne sëgg ci téléphone am yaay ji kazalika na ko noonu doom yi kenn ku ne yaa ngi ci sa téléphone kenn talul kenn sa bopp la ngi dund donc loolu noonu moom moo lay topp bi ci biti soxna Ami fépp la crise bi fépp la comme niñ ko waxee rek fondement bi moom mooy éducation bu baax ndax am na nu lay yare soxna Ami da ngay dugg ci Mbàkke Tuubaa yi nga bokk ak maire mu toog mais su waxee apprenti bi wax da ngay gis apprenti bi ni muy waxee ak maire bi da nga naan noonu lii amul yow doo ko gëm yow tellement que ni dañuy jàkkaarloog moom di ko jokkat bi di wax comme si kuy wax ak seen ay moroom am na ba ci hôpital yi am na ñoo xamante ne si day dem ba ci ñëpp dañ lay wax ay kàddu yoo xamante ne si soxna Ami da nga naan noo lii amul ci àdduna bi alors que ne am na parce que xam lan moo tax léegi kon su fekkente ne si ñi nga xamante ne si ñoom ñoo war a yare wala ñoom ñoo war a wane le bon exemple ñoom ñooy dévier loi bi mais loolu noonu crise mënu ko weesu soxna Ami te maa ngi ñaan ñi nga xamante ne si xale yi nga xamante ne si ñoo ngi ñuy déglu ñu delloo si war seen xel te xam ne àdduna bi jeexagul te loo semé rek moom ngay récolté deretu bopp du may mbagum boroom soxna Ami comme ni ñu koy waxee deretu bopp du may mbagum boroom te lépp loo def
jàpp ne yow yaa ngi lor nit ñi. Non non, tu t'es entièrement trompé. yow sa bopp ngay lor toi-même, sa bopp ngay lor. soxna Ami xale yi wow nañ bët, soxna Ami xale yi xamuñu nu ñu waxe ak mag, soxna Ami xale yi xamuñu nu ñu solo. dem nañ ci ba léegi sax téléphone yi boo duggee ci seen ay répertoire am na ñoo xam ne dañ ma baal ci kàddu gi ay ma pute vierge la ñu bind. ay am na yoo xam ne soxna Ami kenn mënu ko wax ci rajo, doy na waar, ëpp na tool, kenn mënu ko wax ci rajo. ndax Darmanko FM dafa nekk rajo boo xamante ne si ñëpp dañ koy déglu, ñëpp ko safoo, ay mag dañ koy déglu. kon donc lépp lu ñu wax rek dañ koy teg ci teggin. mais doy na waar soxna Ami li nekk ci téléphone xale yi doy na waar, doy na waar. xale yi ñoo war a xamaat seen bopp. référence yi soxna Ami bari na, mais nag ñun fi ñu njëkkee faay mooy ñàkk gëm suñu bopp. bu ñu ñàkk gëm suñu bopp mooy boo duggee ci école yi ay Pont Faidherbe lañ lay wax ak ay Christophe Colomb, doo ci dégg sa benn maam boo xamante ne si il est né en Sénégal, grandi en Sénégal, éduqué en Sénégal, travaillé en Sénégal, réussir en Sénégal. amul. yow doo ko dégg, dañuy jëggaani ay moom daal lu ne ngay gis soxna Ami doy na waar mbir mi kenn mënul. waaw soxna Ami comme li nga wax rek question bi vraiment question bu am importance mais dafay renvoyer waat rek ci li ñu waxoon ak Sophia, ndaxte xale yi kenn mënatu leen yar comme li mu waxoon rek. xam nga bu njëkk ñëpp la doon yar, da ngay leen yar ci biir kër gi nga génn ci mbedd mi. soxna Ami ma ñëw ci doylu. soxna Ami xale day doylu. gis nga doylu lépp lum la mayul soxna Ami du la ko xañ. liñ naan yar lum la may du la ko xañ, mais gis nga doylu soxna Ami boo bëggee mucc ci àddina te nekk xale, dangay nekk xale boo xamante ni ci yow amul lu mën a fees sa bët, amul. parce que doylu ki la lépp xaj. mais gis nga soxna Ami boo doyluwul, buñ ko jëlee ci côté jigéen ñi, boo doyluwul di nga lor sa bopp, loraale sa ay parents. ndax di nga bëgg loo mënul am, di nga bëgg loo xamante ne ci sa ay parents mënuñu ko. ci dëkk bi dafa metti, parents yi daw nañ ba dee, taluñu lu ñu lekk ak lu ñu naan ak lu ñu jox seen njaboot. buñ ci boole yeneen fere yu sew sewaan yi bañuñu ko, mais dañ ko mënul. xale yi nag loolu di comprendre. sama xarit teg na cheveux bi bëgg naa ko teg, sama xarit yor na iPhone bi bëgg naa ko yor, xamoo nu mu ko amee. soxna Ami loolu lépp ci ay doylu la bokk. nit da ngay doylu xam ne chaque chose à son temps, lépp lu jot yomb. soxna Ami xale bu naree am jom da ngay toog ne man kat lépp loo xamante ne si amaguma ko rek dafa jotagul, mais lu jot rek dinaa ko am ndax sama yaay liggéeyal na ma ko, sama baay liggéeyal na ma ko. donc loolu boo ko defee ci sa xel di ko demaale, di ko tëddaale, di ko yeewuwaale, dina am yu bari yoo xamante ne si doo ci dugg. mais soxna Ami boo doyluwul tooxi doona bu ne dañ ci dugg, lu ne dana la ci dugal. sa bopp bi képp moom moo ci nekk, da ngay neex a këf, doo am wéeruwaay, da ngay yóbbu ba mu lépp a ngi ci biir. na xale yi doylu te xam ne àddina bi jeexagul, te jeunesse moom moo yor réew mi. ëllëg dañoo war a am jikko yoo xamante ne si ëllëg insha allah Sénégal dina romb fii. parce que am na loo xamante ne si mënoo ko xale woo màggale ko di am benn avenir bu baax wala ngay jëriñ sa réew dara, loolu mënul nekk. soxna Ami vraiment li nga wax moom lu am importance la question bi nga posé nii, parce que tamit comme niñ ko waxee rek ñàkk kersa bi ñu gis ci la majeure partie des structures au Sénégal. mën naa ni sax structure yëpp boo dem am na fa, mais Sénégal moom amul nuñ koy defee, amul duñ ci yar, amatuñ ci teggin, faaletuñ ci kenn. da ngay dem ñu ñàkki la kersa, benn peeru ñàkk kersa boo xamante ni yow dala fa yóbbu woon sax da ngay mujjee bëgg a gedd ñibbi génn à la fin te du faju. des fois nga yóbbu foo xamante ne feebar pour faju moo la fa yóbbu, mais yow da ngay mujjee wér ci saa si malade bi ba mu gën a yokk maladie boobu. ak structure boo mën a dugg nag am na fa ñoo xamante ne déjà accueil bi mooy loolu, kanam yu renfrogné wul nga fay gis yoo xamante ne déjà du la sax jox envie nga def li nga bëggoon def wala nga wax li nga bëggoon wax. te loolu yëpp dafay renvoyer waat ci manque d'éducation bi nga xamante ni moom la société sénégalaise di dund. parce que fii li Sophia wax rek dafay nekk lu am importance que bu njëkk nit ki sa biir kër say parents mën nañ la fier nga génn ci mbedd mi ñu nekk parents wu keneen yar la, mais léegi dund tubaab la ñuy dund.
c'est l'individualisme bopp sa bopp kenn ñëwatul yar doomu kenn ñëwatul corriger doomu kenn parce que soo ko defee plainte fekk la ci wala histoire fekk la ci wala loo xamante ne lu baax lañ ci jublu woon sax day mujjee dem à la fin loolu lan lay jëriñati nit ñi léegi amatuñu repère xale yi faaletuñu kenn parce que bu fekkee ko dox doomam mu ñëw ne la indi la histoire doom jooju jikko jooju du mos a dañ ci moom parce que danaan man kii su ma ko defee sama parents yi dañu ko def li wala kii def maa ñemee laal wala kii def ma ñemee wax leen loolu noonu fougue de jeunesse boobu soo ko màggaalewee jeex na yaay nekk mag ñooñu nga xamante ne amuñu teggin ci kenn amuñu sutura ci kenn rawat na nag li gën a yées mooy nga nekk mag ba noppi amoo yar loolu moo gën a bon te la majeure partie suñu structure yi loolu nga fa fekk que ce soit muy jigéen muy góor te ci suñu mbokku jigéen ñi nag ci la ëppee ñu baal ma mais ci la ëppee dem na ba ci oto yi ñuy dugg tata yi ñuy dugg da nga ciy gis receveur boo xamante ni muy tontoo nit ki billahi wàcc oto bi da lay gënal nga dem ci hôpital yi noonu nga dem ci Senelec yi noonu nga dem ci ndox mi fépp fu mu mënti dem structure boo mënti dugg dinañ la defal loo xamante ni acte boo xam doo ko mës a fàtte sa àdduna n'empêche nag foo fekk ñu bon am na ñu baax mais ñi bon ñu ñooy yàq parce que ñoom dañ lay geddloo sax à la fin def loolu loo xamante ni bëgguloo ko def la ñu mer loola mer yoo xamante ne yow sa àdduna loolu nekk sa jikko loolu daal wax dëgg yàlla war na. gis nga soxna Ami li nga wax noonu dafa am importance parce que gis nga boo demee ci hôpitaux yi lu ne nga fay fekk te dama daan dégg ñuy wax naan gis nga nit dina feebar mu dem ci médecin bi mais ni ko médecin bi di accueillir ni mu koy rabaisser ni mu koy accueillir day dem ba day daal di wér ci saasi mais tamit contraire bi mën na am nga dem yóbbu fa sa feebar mu yokkoo fa ça dépend ci ni la médecin bi di accueillir ak ni muy waxee ak yow ak ni mu lay dalalee moo tax am yar dafa am solo am dal am ay teggin te xam ni ngay waxee soxna Ami ñu bàyyi ci xel bu baax lu am solo. Allah sama invité yu yanj yi nga xam ne man dalal naa leen tey ci rajo bi Darmanko FM rajo askan bi émission jotaay ado yu doy waxtaanee crise des valeurs envers les ados mu nekk thème bu am solo boo xam ne am na njariñ lool ñëpp war cee mën a bàyyi xel te xool ci seen bopp bu baax a baax ñu bàyyi jéggaane ak jéem a toppandoo ñoo xam ne bokkuñu ñoom culture bokkuñu moom ay tradition ay religion ainsi de suite yi nga xam ne mooy les contre-valeurs rek yi ngeen fa doon wax sànq l'indiscipline ak l'incivilité la sexualité précoce yooyu yëpp en fait partie yi nga xam ne nekk na ci cause yi nga xam ne moom la jamono bi jànkonteel mën nañ ko wax suñu réew foo dem rek mi ngi fay lëmbe ci hôpitaux yi ni ngeen ko souligner même ci circulation de la route ainsi de suite. comme ni ma ko waxee woon léegi ci njëlbeen gi laataa ñuy door rek ñi nga xam ne dalal naa leen tey damaa indi ay kàngam yoo xam ne macha allah bu ñu waxee moom ñëpp dañ leen di déglu kàddu yi nga xam ne jot nañ ko fee taataan muy kàddu yi am solo di leen sant bu wax ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fee tey yaakaar ne askan wi dinañ ko rafetlu bu baax a baax te dinañ am jàngat buñ ci jëlee bu am solo loo xam ne dinañ ko mën a partager ak ñëpp surtout ndaw ñi nga xam ne moo tax ñu taxaw fii tey di wax te réew boo gis rek mu dox ndaw yi ñoo ko doxal kon nañ ci bàyyi xel bu baax. tey nag seen émission jotaayu ado ñuy waxtaanee crise des valeurs envers les ados comme niñ ko waxee woon rek cause yi nga xam ne ñu ngi ci woon comme wax rek li wax la ca des bien vrai que crise des valeurs est réelle dans notre pays loolu moom kenn du ko wedd mi ngi fii lambee suñu réew kon dañuy jéem a indi rek deuxième partie bi yan solution lan mën a teg ci table ji nga xam ne dañ ko mën a waxtaanee ba ñëpp jariñoo ko ba nga xam ne dinañ ko mën a saafara. ci ma Zahra dama lay jox kàddu gi rek ci yan solution lañ mën a andi pour saafara jàngoro bi nga xam ne moom crise des valeurs. waaw soxna Ami jërëjëf waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu gi ak ci question yi nga xamante ne lu am solo la kon ñu wéyee rek ci suñu émission bi crise des valeurs envers les ados ci fii ci suñu rajo Darmanko FM rajo askan wi. waaw bi nga xamante ne nag joxe nañ cause yi wala boog joxe nañ lenn ci li nga xamante ni moom mën a causer crise d'adolescence génnewaale nañ ci tamit conséquences yi ndax lu am cause rek am na ko conséquence mooy li jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci société bi ndaw ñi di ko jànkonteel mu di leen gàllankoor ak di gàllankoor ñu bëri kon solution mënul ñàkk donc ñu jéem a énumérer rek quelque ci li nga xamante ne jàpp nañ ni buñ ko defoon tey ji changement dina am te man li may njëkk a def mooy renvoyer waat rek juste ci fu ma commencé woon foofu laay continuer waat muy éducation de base bi nga xamante ni foofu laa ibbee woon
parce que loo xamante ne loo gis rek nee na njëlbeen moo am solo loo gis fi mu commencé rek foofu la lépp di xewee kon foofu laay renvoyé waat parents yi gën a góorgóorlu bu baax a baax ci yar bi nga xamante ne ñu ngi koy yar xale yi loo xamante ne depuis le bas âge jëm leen a inculquer suñu culture ak suñu ay valeurs surtout ndax ñun kat ñàkkuñu royukaay te booy jëggaani da ngay jëggaani lu baax balaa nga liñ naan nag kuy wàlle yaan sa dëkk dafa tëggul am na ñi nga xamante ne ñoom lañ mën a roy man ci gindi suñu ay njaboot teetalenti ni leen mel leen nii mel leen ni ñii ndax nag ay mag ñu baax lañ fi am ñoo xamante ni ay valeur kese lañ diine kese lañ sàmm seen bopp sàmm seen ngor di doylu jàngal doomu aadama doylu xale yi nañ leen jàngal doylu ba nga xamante ni duñ dugg ci naka su dul noonu ndax kat liñ fi gis léegi si ñàkk doylu la plupart moo ko waral ndaxte nit ki boo bëggee li Sofia wax sànq rek lu diw mi am nga ne tey mu am ko te xamoo na mu def ba am ko yow it mënoo koo am ci amin woo xamante ne wu lew la nga ne lii de force dama koy am ci dooxi doon rek la lay dugal boo dajee koo xamante ne nag moo yow a yam wala mag mu ñàkk fayda wala gone gu amul xel wala nga xam ne yaag moom a yam da ngeen nekk ci naka su dul noonu donc li may gën a insister waat mooy éducation de base bi na ci parents yi jàpp bu baax a baax xale nag neexul a jubbante rawatina bu toll ci puberté li ñuy wax rek âge boobu dafa grave trop jubbante bi nag ci âge boobu noonu lay gën a war a gën a feeñe ci âge boobu noonu nga gën leen jubbante bu baax ndax kat li sama yaay di wax rek yar du màgget te yar du damm nit ki waroo ko rusa yar wala nga ragal koo yar te yar tamit du dóor li Sofia waxoon sànq dama ciy ñëwaat nit ki danga koy yedd di ko xamal àdduna ba nga xamante ne yu bari dina ko rusa def ndax nit ki nag li nga rus ak li nga ragal bokku ndax li nga ragal ki nga ragal ak ki nga ko ragale bu nee day nga defaat ko li nga xam ne danga ko rus nag doo ko mës a def parce que danga naan kii kat bu ko déggee ma rus si moo tax nag ma naan nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ñu ndaw ñi tamit ñu jéem a gën a fonk suñu bopp fonk suñu fi ñu bokk ndax nit ku nekk waroo nangu ñuy salteel sa askan di ko jaarale ci yow nañu gën a fonk njàng mi gën a fonk liggéey ñaq jariñu surtout ndax nit ki boo dee ñaq di jariñu soxlaaloo daray kenn dëgg la nag nit ku nekk mënoo ñàkk soxlaal nit mais li nga xam te ne moo gën a primordial ci sa àdduna nga jëm ko defal sa bopp ba doo soxla leen ni kenn bañ la ciy chantage wala ñuy def leen nañu gën a fas jom takk liggéey ndax nit ki kat loo ñaqul doo ko jariñoo de pour muy leer nga fii nit mënoo fee defal doomu aadama loo xam te ne waxuloo ko bu la ko waxul dina la ko jëwee te àdduna dafay dox te dafa gudd tànk kon nañu gën a fas jom ndaw ñi gën a liggéey bu ñu xeeb leen l'essentiel mooy bu tàllal sa loxo di ñaan bu def loo xamante ne ku la ca fekkoon nga rus waxuma la ak suñu borom mi nga xamante ne mu ngi la tiim di la gis ñaari maraake yi nekk ci say mbëgg di la bindal nit ki looy def sóoraale ci sa borom ak ëllëg nit ki nag boo amee gëm-gëm am imaan lépp loo xamante ni danga ci dugg danga koy xam parce que am na loo xam doo bëgg nit fekk la ci moo tax nag mooy gën a ñaaxaat ndaw ñi di ñaaxaat parents ñu góorgóorlu ci yar bi ndaw ñi tamit jéem a appliquer li nga xamante ni yare nañ leen ko te bàyyi roy dàq di bàyyi di copier ak di topp àndandoo yu bon ngir yàlla lillahi wa rasuli ñun ñii nga xamante ne de mën nañoo considérer nañ ci ndaw ñi lañ bokk day nañu jéem a am repère jéem a topp tànk yi nga xamante ne ñu ngi ko teg bañ koo bàyyi jéem a fonk suñu bopp surtout fonk diine ji ak di ko pratiquer surtout ndaxte ni diine kat boo ko dee jëfandikoo di ko jëfee nii la ko yàlla diglee dëgg la nag jàdd mënul ñàkk du moins excusez-moi jàdd mënul ñàkk waaye nag nga bañ see dëkk nit ki di tooñ tey jéggalu dafa baax waaye dëkk tooñ moo baaxul dëkk jéggalu bañ a tooñ moo ko gën donc yàlla nag mënuñu koo ñàkk tooñ waaye ñu ngi koy jéggalu baax ndax buur bu màgg la te moo ni ko tooñ bu jéggal la ndax jéggalaa kon la kon nañu gën a fonk diine ji gën a fonk suñu ay valeur fonk suñu ay waajur surtout ndax ku fonk sa waajur doo toroxal waajuru jàmbur maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax soxna Sophie xanaa ñu bàyyi la rek nga continuer xam mottali li nga xamante ne ñun moom lañ bëggoon wax te mënuñu koo wax. incha allah dégg naa lu am solo lool sax non jotaay addo moom amul bii moom sama plateau moo ngi jax macha allah. dégg naa la am solo muy ay kàddu yu tey yu am solo yu posé yoo xam ne sax képp ku ko déglu rek di nga ci jariñ muy lu am solo ñu xoolaat suñu bopp xoolaat valeur yi xool suñu bokk xool diine ji yooyu yëpp bii am solo xam naa Sofia dañ lay joxaat kàddu gi rek yow nga intervenir ci nga xam ne li Zahra wax ni muy lu am solo nga teg sa loxo rek continuer foofu yow. waaw am na solo lool Zahra Faye kàddu yi am na teggin posé wu na. Mais comme niñ koy waxee rek saa su nekk li tubaab naan chaque problème a une solution
donc lépp loo xamante ne si rek buñ ko jëlee sax ci yàlla dañ naan bépp feebar boo xamante ne si rek yàlla wàccee na ko wàccee na lu koy faj wàccee na saafara bi donc saafara bi mooy xam naa dañuy delluwaat rek fa ñu commencé woon comme ni ko Zahra waxee rek ñu delluwaat ci éducation de base ndax lépp loo gis rek fondement la te en plus li ñu naan teel a nangu day yombal ay dóor waaye tamit nekk ci li nga war a nekk tamit day jox sa ay waajur noflaay day tax sa ay waajur posé wu day tax doo sonal sa ay waajur parce que nit a ngi fitnaal ay waajuram te xamu ko amee amaat nit a ngi teg naqar ay waajuram te xamu ko te loolu lépp nag ndaw boo tollee ci wut da ngay moytu yenn yoo xamante ne si dina la mën a baare à ce que nga atteindre sa objectif donc ñu xam ne rek àddina yàggul te en plus loo muñ lay jeex te boo déggee ñu naan la muñal lu nakari moom moo tax donc boo nekkee xale nag moom di nga toll phase boo xamante ni si xëy na liñ naan deretu xale dafa gaaw a yëngu dafa gaaw a tàng noonu moom mënul ñàkk waaye nag ñu teg ko rek lépp rek ñu teg ko ci yoon di jiital suñu xel te bañ di jiital suñu xol ndax bëgg-bëgg àddina yi du jeex te ñu fas jom rek am fulla am fayda jéem a ñafe ndax am na lenn loo xamante ne si boo ko bëggee am te liggéeyoo dangay sonn ndax am na benn mag moo doon wax naan Sofia mu ne ko naam mu ne ma kuy xëy di tëdd mënul lijjanti boppam 100 francs chaque jour muy wax ju am solo te tamit mu tegal ma ci ne ma dërëm bu lew mën naa def loo xamante ni si téeméer bu lewut mënu koo def donc ñu di ci bàyyi xel wutin wi ñu di ko wute ñu rafet ndax loolu lépp ci ay crise la dévier la dugal la ci loo xamante ni si mën na la am may teraanga fii mais mën na la may ay dóor ëllëg loolu dara jaru ko donc ñu am éducation de base ak di repérer wu ci li nga xamante ni si moom la Cheikh Fall waxoon ci ne man lépp loo xamante ni si liggéey da koy maye man Cheikh Fall rus naa koo ñaan donc dañuy repérer waat ci mag ñooñu soxna Amité xam na ñun ñàkkuñu ay repère booy jëggaani nag day fekk sa waa kër wala boog sa koñ dafa tëggul te ñun wax dëgg yàlla am nañ ay repères yoo xamante ne si ci côté religion ci côté coutume ci côté lépp loo xamante ne si rek soxla nañ ko pour suñu avenir nekk avenir bu meilleur ñi ngeek moom donc ñu bàyyi ci xel rek te xam ne lépp lu jot rek dina yomb dara jarul yàkkamte te nit ki looy yóotu rek na fekk mu nekk lu gën ci yow surtout ndax ñi dañu bëgg dara fekk gënu ci moom ñi dañu dugg ci dara pour bëgg ci am plaisir en soi fekk lam koy jural ëllëg xëy na safaan ba lay doon donc ñu bàyyi ci xel rek ñun xale yi te xam ne daal incha allah lépp luy tooy rek dina mës a wow te réseaux sociaux yi ñu bàyyi ci xel li ñu posté nañ koy xam ndax dafa nekk benn vaste territoire boo xamante ne si lépp lu ci dugg rek du génn ay archive lay doon te dalay topp ba ci ay sët ak ay sëtaat te liñ naan denkin bu ñaaw moo gën jiñante waaye tamit def loo xamante ne si ëllëg ki si biir buñ koy wan sa ay doom wala sa ay sët doo sëgg doo rus te tamit di nga leen mën a doy référence doy leen vraiment nit boo xamante ne si buñ ci basé woo ci sa ay jikko ak ci sa ay racine ak ci sa gëm sa bopp ak fonk sa bopp xam li nga xamante ne si moom moo la war en tant que jullit xam li nga xamante ne si moom moo la war en tant que ndaw nga jaar gi tànk yooyu amaana incha allah doo am benn way woo xamante ne si way bu ñaaw lay doon amee kon daal ñu bàyyi ci xel te xam ne suturaal sa bopp daal bokku nekk suturaal say waajur bokku na tamit ci xam sa bopp te daanaa dégg mag ñi di wax naan xam sa bopp amee ki jaamu yàlla bokk kon ñu bàyyi ci xel boobu. may kontaan rek may kontaanaat lool tax si kàddu yi nga xam ne Sofia yëkkati na ko muy kàddu yi am solo lool lii rek lañ doon sentu ci yéen lii rek lañ doon xaar ci yéen te xam ne bis bu leen fi toogee di ngeen fi wax lu ne di mën a dégg muy la am solo li nga wax rek Zahra wax ko lépp benn la day ñëwaat yi doon benn say lépp boobu tënkee rek day demaat ci wàllu éducation comme dañuy wax rek la valeur principale d'une société constitue d'abord le ciment de la famille muy la base de l'éducation le respect de l'autre et la solidarité loolu moo ko ëmb te loolu rek su ci nekkee suñ société rek fi mu bëgg a àgg rek dañ fay àgg incha allah kon nag li ngeen fi wax macha allah képp ku ko déglu dina ci jariñ
muy kàddu yi am solo loo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel te ay ndaw kase fi nekk ay ndaw dong fi daje kon nañ xoolaat suñ bopp xool fan lañ bokk te ñu jël ci suñuy tradition xool ñun suñ société lan la laaj ñu nekk ca di ko doxal. am na solo rok am mbégte lool sax ci jotaay bi nga xam ne ñoo ngi ko àndoon boobu léegi di ci waxtaan muy crise des valeurs seen émission jotaay ado di ci kontaan lool ci ñaar ñi nga xam ne dalaloon naa leen muy Fatima Zahra Faye ak Sophia Kébé muy ñoo xam ne ay ndaw lañ te ndaw yoo xam ne ndaw yu bëgg seen réew ndaw yi fonk seen bopp lool macha allah am nga ay xale yu taxaw fii wax lii nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne jóge na fi te ñun ñëpp ay xale lañ toll ci seen jamono bëggoon foog def lu leen neex mais bon am nañ ay référence am nañ ay modèles yoo xam ne ñoom ñu ngi koy xool di leen jaajëfal bu baax te di leen santaat bu baax ci wuy si bi ngeen ma wuy si fii seen rajo Darmanko FM muy rajo askan wi ñu nga xam askan bi moo ñu ñor moo ñu itteel kon dama leen di bàyyi rek ngeen dugg tàggatoo seen dernier mot de la fin di kontaan lool la di leen béggee lool sax macha allah damay wax rek ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu booba léegi di ñu topp booba léegi ci rajo Darmanko FM sa kàddu gu mujj rek looy tàggatoo. waaw soxna Ami jërëjëf dafa mel ni ñëw nañ ci njeexital émission bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan lool ci invitation bi ak choix bi nga porté ci suñu modeste personnes yi nga xamante ni nekkul suñu xam-xam de suñu expérience moo tax nga invité ñu fii tey mais juste que da nga xamante ne ay jeunes lañ te war nañ mën a débattre ci sujet bi nga xamante ni dafa sensible te ñun la concerné te ñun ci lañ bokk donc war nañ ci mën a wax ñoo ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di rafetlu lépp nag nga xamante ni wax nañ ko fii ak déglu ko fii ak taataan ko fii ci soxna Sophia di jaajëfal waa rajo Darmanko FM yëpp ci accueil bi ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax kontaan nañ trop vraiment te tamit nag di wax ni rek suñu contentement daal mënuñu ko exprimer di sant auditeurs yi ak auditrices yëpp yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel rajo askan wi di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di nga suñu mot de la fin nag moom xam naa ni dañu koy tëkk rek juste ci ñaaxaat suñu bopp ñaaxaat jeunesse bi ñaaxaat suñu génération que ni nous sommes l'avenir de demain te ñun ñooy lépp rawatina ñun jigéen ñi nga xamante ni ñun ñooy la base le socle de la société ñu gën a fonk suñu bopp fonk suñu diine am ngëm-ngëm am iman di def lu nga xamante ne loolu la ñu sant di jéem a jaar ci yoonu siraatal mustaqim chaque instant ñu jéem a def li nga xamante ne mooy seen santaane yi di moytandiku tere yi bu baax a baax a baax di ndigalu waajur yi te fonk waajur yi bu baax a baax a baax loolu yaakaar naa ni buñ ko defee rek dinañ dem fu sore jéem a gën a liggéey nag takk ndig yi fonk suñu bopp fonk suñu askan wi ñu bokk ak fonk Sénégal gi nga xamante ne moom la ñu am fonk suñu tradition fonk suñu ay coutume ginnaaw ba religion jàllee parce que tamit fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi te wax dëgg yàlla peuple bi amul histoire man xawma peuple lan la te ñu dañoo war a jàng suñu histoire xam ko xam suñu mag ñu baax ñi xam valeurs yi ñu inculqué woon bu baax a baax a baax jëfandiku ci nag jëfandikoo ko du moins def ko sookul def ko repère def leen référence ndax ëllëg kat ñu mën a taxawal loo xamante ni au moins na nit ñii ñoo ko fi bàyyi woon wala jeunesse bi kat marqué na fii wala ñii ñoo fi def lii bokk ci ñi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla dañuy tudd ëllëg ci loxo lépp loo xamante ni lu baax la ak lépp loo xamante ni lu jëmale réew mi kanam la ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm seen mbokk seen xarit Fatima Zahra Faye moo fi jaaroon ci seen émission jotaayu ado ci rajo Darmanko FM ak soxna Ami Salih Amar suñu naataangal Sophia Kébé jërë ngeen jëf waa Darmanko FM soxna Ami kontaan nañ bu baax. jërëjëf ma Zahra wax dëgg kontaan naa lool ci kàddu yi am mbégte saa su ne rek di ànd ak yéen moom daf may neex kàddu yi am na solo lool lii moom képp ku ko teewlu rek dañ ci jëlee njariñ kese la ndaw doon ndaw teew te bëgg lu baax doon xale teew te bëgg lu baax macha allah parce que ñun lekk comme li nga wax rek ñun ñoo war a yor réew mi ëllëg kon war nañoo def loo xam ne ñi topp suñu ginnaaw ñoom buñ ci jaaree rek lépp day jaar yoon macha allah comme Sophia yow it ñu ngi kontaan ci yow di la jaajëfal bu baax a baax macha allah kontaan na sa teewaay di la wax rek sa kàddu bu mujj rek ñi nga xam ne ñu ngi doon topp boobu léegi ci jotaayu ado loo leen di tàggatoo.
waa jërëjëf soxna Amar xanaa wax dëgg yàlla di kontaan ci émission bi rek ak participer bi nga xamante ne si may nga ñu opportunité à ce que vraiment ñu mettre en exhibe li nga xamante ne si moom mooy jafe-jafe bi ndaw yi réew mi di dund vraiment di am mbégte ak kontaante bokk ak sama naataango bi plateau bi muy Zahra Faye di kontaan ci moom mais tamit aussi di kontaan ci auditeur ak auditrice yi nga xamante ne si ñoom ñoo doon déglu seen radio préférée Darmanko FM, la radio qui est au service de son peuple mais aussi qui se donne corps et âme pour satisfaire son peuple. Donc ñi ngi am mbégte ak kontaante bu baax bokk ci émission jotaay ado en espérant que ni rek lépp luñ fi wax rek dinañu jariñ ñun ñëpp ndax mu nga wax mu àgg sax yàlla rek la neex. Donc ñoo ngi jaajëfal ñëpp di ziyaare ñëpp di wax ne rek jéggaani moom kenn terewu ko mais tamit da ngay jéggaani lu baax ndax bu ñu basé woo ci chinois yi da ngay dégg ñu ne seen devise mooy l'amour du travail bien fait. Donc lépp loo xamante ne si yaa ngi koy def rek boo ci joxee boo ci demee ak sa ngor ak sa fulla ak sa fayda xam fi nga jóge xam fi nga jëm rek daanaka boo àndeek ndimbalu yàlla rek incha allah lépp loo xamante ne si rek mbébét nga ko ëllëg di nga ko am. te li olof Njaay di wax rek mujj gu rafet daal moom moo ëpp njëlbeen gu rafet. Donc yàlla suturaal te di ñaan li nga xamante ne si moom lañ fa waxtaane mu nekk ay njariñ yoo xamante ne si ñun ñëpp dañu mën a servir lu baax incha allah. di kontaan ci ñëpp rek jégalu bu baax a baax tamit ci wax ndax wax dafa metti lépp loo xamante ne si rek jàdd na ñoo ngi koy jégalu mais lépp lu baax rek ngeen xam ne ci ndimbalu suñu borom la. di kontaan ci invitation bi encore une fois di ñaan yàlla dajale wàññi fii ci jàmm ak salaam et di leen di jox xanaa rek rendez-vous d'ici une semaine incha allah et vous dire que d'ici là portez-vous bien alhamdulillah yàlla ñu yàlla dolli suturaal te musal ñu ci lépp loo xamante ne si daal day lor ndaw ci barke Cheikhul Khadim incha allah. incha allah amaat contentement rek di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ngeen ñu safoo rajo Darmanko FM ngeen ñu doon teewlu booba léegi fii seen jotaayu ado ñu doon waxtaane crise des valeurs envers les ados ñu àndoon ceek Fatima Zahra Faye ak Sophia Kébé muy ay ndaw yoo xam ne ndaw yi comme ni ma ko waxee rek ay ndaw yu am maanaa la ndaw yoo xam ne ñu bëgg seen réew la ndaw ñi xam seen bopp la di kontaan ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi boobu ba léegi muy kàddu yi am solo nga xam ne képp ku ko taataan nañ ci jële njariñ macha allah am na solo lool di ngeen sant yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi ñëwoon teewlu ci rajo Darmanko FM rajo askan bi rajo boo xam ni askanam rek moo ko yitteel lépp loo xam ne seen yitte la ñu dañ ci la ñuy dox incha allahu di kontaan lool di leen santaat di leen jaajëfal ngeen àndoon kook seen mbokk seen xarit muy soxna Ami Amar ñu koy wax naaru Serigne Salim kontaan naa lool ci yéen comme ni ko Sophie waxee rek ñu leen di joxaat rendez-vous d'ici une semaine incha allah portez-vous bien di leen ñaanal jàmm te di ñaan suñ borom dolli ñu sutura defal ko àdduna bépp dolli ko si suñu réew nag di ñaanal mag yépp di leen sant di leen gërëm di gërëm samay invité yi nga xam ne mënuma leen fay mi Zahra ak Sophia di nuyu personnel Darmanko FM yépp Baye Fallou Gumbala mi doon teewlu suñu technicien bi di nuyu tonton Mansour depuis Italie di nuyu Massamba Tandine ak Baye Modou ak Kodou yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar ak Nikita yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi nuyu yëpp di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous d'ici une semaine incha allah portez-vous bien je vous adore.